asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu mbokki réew mi ñu ngi leen di ziara di leen ñaanal jàmm ñu dellu siwaat ak seen émission pencum askan wi feddali kóllëre yi fa tabarakallahu ñu ngi jaajëfal Maulana ak yenente bu tedd bi Muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam saa su jot rek buñ ko nammee dëkkmal ñu koy may fa tabarakallahu di ziara ulema yi ci réew mi kilifa diine yi kilifa aada yi ñu jox leen cër bu baax a baax le secteur informel bàyyiwuñu kenn mbokk yi am di jàmm yi nekk ci waar wi wala itam jamono yi ñu nekk ci tolofu ndox mi ñu ngi leen di masu coono di leen ziara mbokki réew mi doomaanam yi ci réew mi rawatina ñu nekk ci bitim réew dal leen ak jàmm seen émission pencum askan wi àllarba bu jot seen émission pencum askan wi dañuy teg loxo ay kàngaam yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi waaye mënal dara réew mi mu doon loo xam ni lu am solo la di jaajëfal njiitu réew mi ak jawriñ yi ñu dénk doxalinu réew mi di leen yóbbaale ci lépp loo xam ni mooy doxalinu réew mi le secteur informel di nuyu aju soxna yi ci tundu waalo yi di leen ziyaara bu baax a baax ñu jox leen cër mbokki kaxeet yi ñu jaajëfal leen mbokki góorgóorlu en entier di jaajëfal mbokk yi ci ñaari hod yi également ba Zouérate ñu nuyu leen Nouadhibou bàyyiwuñu tundu waalo yi fa tabarakallahu ba ci biir Nouakchott nga xam ni jamono yi ginnaaw ay taw yu tar mbokk yaa ngi ci tolofu ndox mi waaye dinañu dugg ak lépp loo xam ni mooy taxawaay yi ngir rek ñu taxawal citoyen bi fu mu war taxawee mu am solo Ibrahima Idriss Wade ngeen ci àndal alors bu jot tey nag ma jàkkaarloog sama waa kër bu ma nee waa kër damay lim gox bu mel ni Daara tey chef de village am laa toogal muy Babacar Fall Babacar Niang di ko dalal jàmm fa tabarakallahu mi ngi feggoog Aminta Fall toogal fi jigéenu Daara yëpp waaye Daara bokk ci waalo di gox bu ñu ràññee tey nag ñu jàpp ni jigéenu réew mi yëpp la fi toogal fa tabarakallahu di ko ziara jaraw la kaji soxna yi doyen Babacar Fall ñu ngi lay ziara nga nuyu mbokk yi lay seetaan sa télévision Al Mauritania bismillahi rahmani rahim sallallahu ala nabiyil karim maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam te di nuyu mboolam askan wi nga xam ni ñu ngi jàkkaarloo ñun dañu déglu dellu di gërëm télévision Mauritanie di gërëm Ibrahima Idrissa Wade mi ñu jox opportunité bii nga xam ne mën ci jàkkaarloog askan bi pour mën a wax vraiment li nga xam ne lii moo di gàllankoor yi li nga xam ne lii xoolal moo di mbir yi nga xam ni ñoo tax lu bëree boo ci réew mi mënula dox bon noo ngi koy nuyu de passage di xaaraat juste ba ñu dugg ci programme bi pour ñu mën a vraiment expliquer tout ce qui se passe. Aminta ñu ngi lay ziara nga nuyu mbokk yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di nuyu di leen sargal di leen jox seen wàccuwaay te di rafetlu woote bi di ñaan yàlla na koy eggaleeg jàmm ak salaam lépp lu ñu ciy taataan yàlla na ko yàlla def ay yiw ak xéewal ci suñu mbokk yeeg ñëpp ci biir réew ci barke Seydina Mohamed. jërëjëf mbokk yi dégg ngeen dalal gi ñu dalal waaye dugg bi nga xam ni honorable chef de village bu Daara wax na ko ñi ngi leen di nuyu mbokki Daara yëpp ndax dafa nekk gox bu ñu ràññee ci réew mi mu am taxawaay boole ci tunduwaalo yëpp di leen ziara ñu jox leen cër chef de village njiitu réew mi ci actualité tey dafa wàllu ji ay mbokk ànd ak membre gouvernement bi ñenn ci ñoom waaye ay moyens yi nga xam ni ñi ngi dem ngir jàppale ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci jafe-jafe ndox mi nag wur réew mi ndax béréb yu bare ba ci Nouakchott bi boo xoolee am na gox yoo xam ni ñu ngi ci tolofu ndox mi te nawet bi jeexagul boo déggee loolu jógteef yooyu mbokk am tolof ci benn ci loo xam ni dépendrul ci ñun xam nga taw buur bi yàlla moo ko moom xam kañ la koy wàccee waaye dafa laaj une certaine solidarité dimbalante ñu ràññee ko ci gox-goxaatu waalo yi war ko ràññee suñu réew bërki démb ñu teew ko fële ca kaye di lan ngay wax ci mbir moomu ak lan ngay masawu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci tolofu ndox mi. maa ngi dellu si di leen gërëm te di vraiment masawu suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci kayit yi bépp doomu Mauritanie foo mënti nekk war nga jàppanteeg say mbokk yi nekk ci biir réew mi bu ñu nekk ci ay tolof bon rawatina ci
ay critères yu mel nii rawatina ci inondation yu mel nii yi nga xam ni bon ci buur yàlla la dépendre du ñu ñaan lu dul la nga xam ne di xoolal mooy wàññi coono yooyu ci kaw askan bi mooy wàññi vraiment difficulté yooyu ba askan bi mën a dund mu war a dund complètement te di gërëm chef de l'État ci solidarité bi nga xam ne bii am naka ak doom yi si doomi réewam pour vraiment mën leen a jàppale au moment juste wa nga xam ne ni bu xoolal il le faut bon surtout ci moment yu mel nii bon te di gërëm doomi ay kayit yi xam naa ne bon ñoom négligé wuñu seen bopp encore ñu ngi def lépp la nga xam ne nii moo leen war pour mën a vraiment génn ci inondation boobu soxna si yow am nga loo ci sànni bu ñu demee tey ba njiitu réew mi dem di wàllu ji ànd ak ñi mu àndal mbokk yi nga xam ni dañu nekk ci jafe-jafe ci yenn yi lu rafet la lu am solo la parce que ñun suñu taxawaay mooy taxawaay ñëpp kon lépp képp ko am torof dana war jóg ñun ñëpp taxaw noo ngi remercier président de la République gis nañu taxawaayam ni mu jàppalee ñooñu yàlla na ko yàlla def ñu jàppale leen ko yàlla leen yàlla jàppale parce que lii moom du ci nun ci yàlla la kon dañu ñaan yàlla buur bi ko fi indi yàlla na ko wàññil te oyofal ko ci ñoom ci barke Seydina allahuma amin am na solo noonu la ñuy masoo mbokk yi si Couva itam boo demee ci Couva gi ak zone yooyu nga xam ni jóge ngeen fa Basra yenn ci artères yi ba Darnaïm ñu ngi ñuy wax ni ndox maa nga fa mu indi ay tolof man sama kër actuellement dama génn ndax aw ma fu ma fan nga dëkkee Couva laa dëkk fan nga dëkkee Couva à partir de épicerie jaune jëm géej ci Titanic ba foofu laa dëkk lan moo fa xew foofu exactement ndox ma dafa laba ba kenn xamatul am na kër yu nga xam ne dañu génne seen i bagage dëkkali ko seen i dëkkandoo pour am fu ñu jaar génn mais fu ñu jaar ba jàlle liggéey man ça fait 3 jours liggéey si ma aw ma fu ma jaar ah oui aw ma fu ma jaar saret mënul ñëw ndox amuñu ko ndax amul saret bu la mën a indil ndox sa dëkkaale yi benn bidon nga fa mën duy pour naan ka xale yi da nga leen di limiter pour naanal leen pour limiter loolu ndox boobu mën la jàllale actuellement noo ngi yuuxu partout di ñaan ndimbal suñu kër yëpp tooy dañu yàqu na amuñu ndox da nga ma bëgg a wax ni gisu leen kenn ku fa teew kenn teewu fa pour sax man yi nga xam ne ñu ngi kenn man ko fa booru Couva bi ma dëkk bi man épicerie jaune gannaaw kër Faly Taw adjoint maire ci gannaawam la ñu dëkk mais kenn manqasiwul ndox maa nga verte comme fleur yi da ngay doo xam nooy xëyee ndax xale yi mën nañu dugg ci biir ndox bi tuuma ma laaj nga jokkoo bu am solo ndaxte ndox dañ koy ñaan parce que fu amul lu amul ndox dundagu na sax la waaye dana jur ngëneel dana jur li nga xam ni itam mooy tolof chef de village dañ koy ñaan ni buur bi yàlla na ko wàccee mais bu ko wàccee dana jur ngëneel dana jur tolof benn ci ngëneel yi ndoxu taw kenn waru ko yàq loolu bokk na ci gis-gisu développement durable actuellement dañuy waa mbokki régie dina ñu yónnee benn élément buy dem ngir ñu xool ko gis nga lii dafa mel ni jafe-jafe yi ngay wax ni bokk na ci lu mel ni lu mel noonu nga xam ni ndox mi ngi fu ne ci gox-goxaat yi ba tere nit ñi di liggéey moom la soxna si wax léegi kilifa gi chef de village njiitu réew mi nga gis ni mu taxaw di jël dispositif yi nga xam ni moom la mbokk yi jël mu fekk leen foofu lii nii da nga ciy dellu siwaat ñu xool ko da nga ciy dellu siwaat ñu discuter ci lan la jox image bi xoolal xam nga ni lii vraiment dafa doy waar wallaay doy na waar trop soxna si ñii nga waroon gis sa artère yi waaw ñii de wax dëgg yàlla xam nga ni ñii boo leen gisee daa xam ne ñi ngi taxaw ci jàppale askan woowu ndax ni ñu sonnee wallahi te askan yëpp ko soxla nag ñëpp ko soxla parce que ñëpp la tolof yi defal nii ci ndox mi ndax ndox mi ren ji macha allah yàlla ko ni kenn yaakaar ko woon nii mais lu tax kenn foogu ko te nawet la ñu nekk nawet en général fii daawul ñu mel nii daal percé ni daan taw ñaari taw benn taw pare waaw ndax nit ñi place bërëb bi ñu dëkkee xorom la te taw bi nu mu gën a bare day toog mais mbaa yow bokkuloo ci Nouakchott yu daan wax ni Nouakchott du taw non parce que yooyu état d'esprit la boo xam ni tey jii dañ na non vu les conditions climatiques non parce que taw moom mbiru yàlla la te tout le temps mën na ñëw taw moom kenn mënu koo xam kañ lay ñëw kooku yàllaa koy indi kooku man mosuma cee wax parce que kilifa gi góor gi tey ñu ngi est-ce que ñu bare soxlawuñu situation yu mel nii tey ci bérébu réew mi mooy tolof bu am wala ay bëgg-bëgg yu am tax ba njiitu réew mi ak ñi mu àndal ñëw wàllu si xam nga lu ñuy ñaan moo di tolof bañ a am mais bu tolof demee ba am vraiment ki nga xam ne kii mooy njiitu réew mi dana ci taxawaay bu rafet
comme nii nga xam ni moom la jot a def ci sunu mbokki kayit yi. bon te xam naa ne bu fekkoon ne amoon na ko ci sunu mbokki naar yi fa lay def. bu fekkoon ne amoon na ko sunu mbokki wala feneen fa lay dem bu fekkoon ne amoon na ko feneen dana fa dem. bon lii mooy wane bon vraiment xoolal égalité ak vraiment importance bi nga xam ne. oui mais chef de village dafa am mbokk yu yëkkati kàddu ne. voilà lii devoir am la daf ko war a def. ànd nga ci ak ban gis-gis nga ci. d'accord devoir am la war na ko mën a def. bon mais bu fekkee ni par exemple xoolal def na ko ci critères yi nga xam ne. wala bu ko deful woon. bu ko deful woon bon xëy na mën nañu ko ci ŋàññe. def ko ci bon wax ci yeneen wax yi nga xam ni xoolal du wax yi nga xam ni war nañu ko jëmee ci responsable. mais comme bon moom am na xelu def ko am na xelu wax ko. bon du ñu def lu dul di ko ñaanal yàlla. di ko vraiment xoolal féliciter. ci opportunité bi nga xam ni jox na ko citoyen bi. ak importance bi mu jox citoyen bi. pour vraiment di ko assister à chaque fois mu am problème. voilà. am na solo dinañ dellu ci yow exactement aussi pour parler du village de Daara da ñuy defal plan de situation fan la Daara nekk au juste bu fekkee da nga jógee Nouakchott di. xam nga bon pour boo daan wax ci problème mu Daara dana nekk problème ba nga xam ne bii ça m'intéresse beaucoup. bon parce que bu fekkee ne par exemple da nga départ Nouakchott jusqu'à 37 kilomètres de Rosso. ci ngay virer à 12 kilomètres dem Daara. tu fais 12 kilomètres pour arriver à Daara. et 12 kilomètres pour arriver à Kër Massène. bon route bi nga xam ne bii moo dox diggante Daara ak Kër Massène wala Kër Massène ak Rosso. Daara day ñëw au nord de cette route. foofu la situé wu. bon généralement bon ci assistant ci période yu mel nii nag. ça sera très difficile pour nga accéder village. mais exactement ci ban commune ngeen bokk. commune de Kër Massène. Kër Massène. d'accord oui Kër Massène. donc am na lu bari loo xam ni yéen a ngi koy jukki dinañ ñëw non seulement ci localité bi parce que moo ñu tax a jóg mais wax itam ci département bu Kër Massène nga xam ni fa ngeen bokk mu am solo. am na daal ñi nga xam ni ñoo fa toogal askan wi toogal fi réew mi itam parce que yéen ñi en tant que chef de village ci yeneen réew fonction dañ leen di réhabiliter. jox leen ay fonction en tant que représentant exactement administratif ci gooko xaati dinañu dellu siwaat léegi mais ma desandi ci Aminta. Aminta taxawaayu jigéenu Daara yi ak jigéenu Waalo exactement boo koy natt ba suñu jëm yàlla tey lan ngay wax ci seen taxawaay. ci tolof yi ak ci jéego yi. suñu taxawaay naka jekk ils étaient des femmes très braves. ñu solidaire ñu mën taxawu ndax dañoo bay. ils étaient. même juste. ou elles étaient. jusqu'à dañu nekkoon. jusqu'à wala dañu ne ba léegi dañu nekk ba léegi. parce que avec toutes les difficultés yi ñuy raconté. quand même ñu ngi bay seen waar ci lépp. wax ñu ci difficulté yi exactement. déjà ñoom seen difficulté moo di dañuy bay. amuñu ndimbal bu leen jógee fenn. amuñu ndox mu doy pour ñu bay agriculture familiale. amuñu ndox. mu ñu bayee. ay teen la ñuy gas ay jigéen di wëgg ay baak pour xonq ndox yu ñu arrosé ay tool pour ñu am ci dara. pour ñu am ci légume comme carotte wala salade wala lu nga xam ne daañu ko mën changer. foofu ca Daara ceeb bi waaw foofu ca Daara. actuellement amuñu poste de santé. ku fay wasin da ngay dem ak Kër Massène à 15 kilomètres te yenn saa yi doo am lu la yóbbu surtout ce moment là kuy wasin ci kaw charrette bi yenn saa yi ngay amee doom man assisté naa fa la fois passée bi ñu demee si takku kóotaay. jabaru taw mu ngi wasine ci biir village bi. est-ce que. en plein public man maa ko defal accouchement maa ak sama benn sœur bu ñuy wax Marème Fall. yaa ngi liggéey ci ban fànn. waaw man ci nutrition lay liggéey. nutrition ngay liggéey mais damay jàppale sage-femme yi parce que assistante la. assistante nga. ci centre hospitalier bu Nouakchott. fii waaw Nouakchott hôpital bu Nouakchott. waaw kon mbokk yi dégg ngeen am na loo xam ni génn na ci taxawaayu jigéenu Waalo yi rawatina ak jigéenu Daara yi ñun dañuy amoon yaakaar ne réew mi ak jogtee fi war nañu dépasser jéego yi ci ñàkk kaaraange ci fànnu wér-gu-yaram également ci fànnu infrastructure chef de village dina ci ñëw mais chef de village Aminta def ci dugg mais tey bu ñu doon jëm Daara yow yaay buntu bi waaw tolof yi nga am ci béréb boobule boo ñu ciy jaaratal exactement. dala ba xoolal am naa lu bëree ci tolof mais dama la ci noté yi nga xam ni ñoo gën a am importance. parce que bu ma daan commencé damay commencé par problème mu ndox parce que dëkk ba nga xam ni bi dafa situé à 12 kilomètres du département
à 12 kilomètres de la route principale. route nationale bi nga xam ni moo jógee Nouakchott. waaw jëm Rosso. gox boobu warul ñàkk ndox. dëgg la lu tax. ndox naan parce que ndox bàyyi ma mënu ko ñàkk. Aftut Sahili nit mënu ko naat mi ngi jaar seen wet. voilà. Aftut Sahili. xam nga ñun duñu amoon benn dex bu ñoo wax gupp. gupp. waaw xamuñu woon sax problème. lan mooy gupp au juste. gupp moo di benn bras ba nga xam ne bii day jaar ci dëkk bi généralement. jóge ci dex gi. jóge ci dex bu mag bi. foofu dafa daan continuer toujours nawet ak noor yëpp amuñu problème mu ndox. agriculture bi amul ndox bàyyi ma yi amuñu ndox nit yi amuñu ndox. ñu koy tirer par solaire di ko ravitailler dëkk bi. mais depuis bu ñu wowalee suñu gupp googu on a des difficultés d'eau. bu ñu wowalee. waaw wala autorités yi ko am di département ñun parce que. lan moo ko wowal au juste. ñoo ko wowal juste nit woon dañu koy canaliser. pour def ko benn canal et depuis lors ça fait 3 ans nous souffrons d'un problème d'eau vraiment potable pour boire. eau potable à Dar. eau potable mais ci lan ngeen nekk soxna si actuellement. voilà léegi am na problème bu ñuy wax kii projet Aftut Sahli. projet Aftut Sahli bon xam nga à 12 kilomètres. à 12 kilomètres. toujours dañu ni poser problème mu pression. ni pression bi du mën a egsi ci noonu ak affaire yooyu. ce qui fait que bon la fois dernière toog nañu 6 mois à 7 yi nga xam ni amuñu ndox. problème mu teen yi la ñuy dugg et puis c'est pas de l'eau potable. c'est pas ti bu ko defee. bàyyi ma du ñu am lu ñu naan tool yi amuñ tuñ. xam nga bon du ñu profité ci nit yi pour ñu am au moins lu leen jàpp. xam nga de là-bas bon vraiment daañu lancer un appel le chef de l'État. parce que jaar nañu d'abord fu ñu war a jaar yëpp on a passé par le préfet par le gouverneur et au ministère. yëpp pour lancer ñëw ngeen ba ci ministère bi ñëw nañu ba ci ministère bi suñu lettre ñetti at léegi. suñu lettre de demande bi mi ngi ci ministère bi ba léegi fu ñu toll nii. ñu ngi foofu pour ñu. vraiment favoriser xool nañu nu dugalal ndox bu nga xam ne bii daañu ko mën di naan parce que ci moment wu tabaski ak moment wu fête yi village bi day. ñëppay dellu si ñëppay dellu si pour passer la fête chez eux. avec leur famille. su ko defee bu fekkee ne amuñu lu ñu naan bon c'est très dangereux. mais chef de village lan mooy activité économique bi nga xam ni ku bëgg a dund lu normal nekk ca Daara loolu ngay def lan la. activité économique bi gën a am importance foofu moo di mbay. xam nga bu fekkee ne familiale. waaw bu fekkee ne par exemple bayuñu. bon ça sera très difficile pour ñi nekk foofu ak ñi nekk fii. te bayu leen actuellement. njiitu réew mi barki démb taxaw na tam sa kët jukki lu mel ni na mbokk yëpp ànd ci mbay mi surtout mbayum nawet. mu nekk loo xam ni nañ ci taxaw parce que am na solo luñ ci jublu mooy crise économique yi ak yenn yi nga xam ni àddina bi mi ngi koy wane ci jafe-jafe dañ koy nangu kenn mënu ko bañ ndax buur bi yàlla moo ko teg jaam ñi am lu mu ci bëgg ñu ngi koy ñaan ñun ñi en tout cas ñun ak ñi ñu jóge wala sax àddina bi yëpp mu doon jogteef bu am solo ndax kenn mënul dara saa yu ñu xëyee ci moom la ñuy compter saafonteeg moom ngir suñu dund nekk dund bu normal mais njiitu réew mi dafa lancer un appel ni fépp fu waay mën a nekk na bay est-ce que mun na ànd ak tolof-tolof yi. non parce que parce que ku ni mbay rek ni ndox bu fekkee ni nag par exemple yow li nga quantité bi nga am ci ndox naandalu la sax bon bala ngay penser ci agriculture bi nga penser d'abord ci li ngay naan. nandal ak jëfandikoo ci tool yi. voilà waaw ndeysaan. faut dire que ni boo xoolal ndox mu ngeen naan priorité la. on a un problème d'eau très vraiment xoolal bépp département bi encore yëg na ni Daara am na problème mu ndox parce que partout wax nañu ko fa partout jooytu nañu ko fa. mais am ngeen député. am nañu député wax nañu ko yëg na ko préfet bi yëg na ko. kan la au juste ñu nuyu ko au moins parce que yenn yi rappel la. voilà c'est kii nu mu tuddati. est-ce que. on a député kii. mi ngi dem ak di ñëw daal. mi ngi dem ak di ñëw actif. mi ngi foofu. mi ngi foofu mais gëj na moom xam naa ni bon ça fait un bon moment là. un bon moment. da ñu gëj ak moom. mais loolu góor gi est-ce que du parce que man lu ma comprendre ci député mooy ndawu réew mi la ndawu askan mi la. baatu askan mi la fa toogee waaw baatu askan mi la fa toogee. gis nga nag maa ngi ciy jaar di nuyu député yëpp di leen ziyaara. rawatina ak suñu boss le doyen et l'honorable Ba Madine di ko ziyaara Ngisali Fall ñoom ñëpp. ak les jeunes de la coordination. di leen nuyu ñoom ñëpp parce que ànd bi rafet na. ak taxawaay yi. ay doomi réew mu ñu baax la ñu jàppale askan wi la. vous voyez mais je rappelle que
surtout situation daara Oui. naïb yi député yi am rôle lii nag nekk jafe-jafe boo xam ni surtout ndox boo amul ndox mënuloo dund gu sell sa diine sax mënul mat ci surtout problème mu ndox mi ci problème mu ndox mi s'ajoute le problème mu yoon parce que nawet bi kenn mënul accéder daara kenn mënul accéder daara même avec rempli ba nga xam ne bii dana la mën yóbbu ci département bi pour nga mën a résoudre quelques problèmes ça sera difficile da nga jóge ci ministère de l'hydraulique voilà ak assainissement voilà léegi yaa ngi ci ministère de transport voilà gis nga c'est très difficile daara fi mu nekk léegi mu nga fay def 121 ans ci place bi mu nekk historiquement biñ ko sancee ak léegi bu sancoowul foofu bu mu ñëwee fii mu nekk fu mu sancoo mu ngi sancoo ci daara bu ñuy wax daara Tuno daara Gànnaar foofu defoon na fa ay des centaines d'années avant mu ñëw fii ci problème mu ndox rek moo ko daan indi ba mu yegg si fii ci place bi nga xam ni bon gisoon ngeen fa gisoon nañu fa tepp waaw voilà bras du fleuve xam nga ce qui veut dire que ni boo xooloon c'est parmi les villages les plus historiques du département ancien village du département et puis bon il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas de poste de santé, il n'y a absolument rien. Donc, ma bëgg a wax nawet bi nii mënuloo dem exactement daal. C'est très difficile. Très difficile. Dégg nga bon par la même occasion gis nga bépp dëkk ba nga xam ne bii xoolal mi ngi ci penku Kër Massène xam nga am na dëkk yi nga xam ne ñu nekk ci sowu département bi am ñu nekk ci penku bi. Bon ñi nga xam ne ñoo nekk ci penku bi c'est le même village qui souffre des mêmes problèmes. Est-ce que les mêmes problème d'eau problème mu yoon problème mu santé problème mu tout ça mu ngi ci dëkk yi nga xam ne ñoo féetee penku Kër Massène. est-ce que ba xam nga ñun on se pose parfois la question. barke bi nga xam ne bii moo nekk ci booru sow bi te nekkul ci booru penku bi lan la te c'est des mêmes citoyens c'est les mêmes fils du département. xam nga lu nekk fee war na nekk fii lu ñu defal fee war nañu ko defal fii war nañu au moins rendre visite ñi pour xam de quoi il s'agit. est-ce que exactement. boo mooy waxal plan de population Daara ñaata mbindeef exactement. mbindeef fi daañu dem dans les 1300 1400 personnes. vers 1500. sans parler de famille. sans compter les ressortissants. parce que booy wax famille da ngay wax borom kër gi ak njabootam. voilà sans compter les ressortissants. c'est important les Daarwaat de la diaspora. en tout cas chef de village dañu jàpp ni jigéen moo yore centre société bi liy doxal société bi. jigéen moo yore lu ci ëpp te ñu war leen bàyyi xel également soxna si jafe-jafe ndox ak yenn yu bare yi nga xam ni chef de village jaar na ci taxawaayu lan lay jur ci tolof-tolof ci dund non seulement kër gi société bi wala itam yéen ci fànnu santé ak li nu mel. bari na lu mu ci jur. parce que ndox boo amul ndox xale yi dañuy sonn jigéen yi dañuy sonn ndax boo xëyee yore xale boo xëyee war nga ko sang war nga fóot war nga def. ndox moo toggee am nga ndox moo toppatoo xale yi te doo ko am yenn saa yi da ngay rang ba ngoon jot teg ay bidon si benn kii buy toq tuuti ci village ñëpp ranka suba teel ku nekk lu ñuy rang lan la ñuy rang forage wala teen wala lan la rang bi si teen la rek bu nga xam ne day nàcc ñii di duy di dem ñii di nàcc di duy di toog di ko nasal di ko xaar benn la fa 6 mois de réew yi comme ni mu la ko waxee sax amu fa woon dañ daan sonn da ngay gis kuy jël dem Rosso duy ay bidon ñëwaat ci oto Rosso yi. non Daara ba Rosso. waaw combien de kilomètres. pour jëli ndox 45 kilomètres pour avoir jëli ndox de l'eau. pour avoir de l'eau pour boire. jigéen yi am na ay teen yu sore yu nekk ci àll ba dañuy yenu seen i paan ngay gis suba teel la ñuy yeewu fajar yenu paan yi dem uyu benn paan ngay am nga gis ko boot doom yenu paan. loolu war na fi jeex yaakaar naa ni man lii waratu fi woon sax mën a am. njiitu réew mi ngi ñu topp. di ko ñaanal itam jëwrin yi itam yi nga xam ni ñoom la lii concerné ñu ngi ñu topp itam mu nekk loo xam ni dañ ko war a waxtaane xam nga chef de village man à chaque fois dama koy jukki te amaana moom laa gëm gis nga mbir boo ci bokkee nekk ci ngay jukki tolof-tolof yi def ci am solo mais xam nga suñu réewu Afrique yi wala sax yenn yu bari lu koy gën a nasaxal mooy nit day bokk ci mbir ragal génnee tolof-tolof yi nga xam ni moom la ñu war doxe mooy ki nga àndal mu lay gindi waaw loolu bokk nañ ci taamu nañ ko ci ànd mais ki nga àndal mu lay tàccu du la wax dëgg ndax bëgg lu la neex loolu taamuñ ko ci ndaw waaw formule yu normal la yoo xam ni ngalla ku bokk ci kuréel da ngay am sañ-sañu nag di jubbanti kuréel wi waaw mais comme ni ngeen ko waxee tolof-tolofu ndox ci yenn ci gox xaatu réew mi te
bu ñu waree génnee yóbbu ndox bi ci canalisation ba Kiifa ah yu mel ni Daara yu mel ni Jëkk yu mel ni Bërën nekk ci suufu ndox bi nekk ci taatu ndox bi exactement il y a problème en tout cas je lance un appel à travers vous kenn ci ministère Mohamed Taleb Amar notre honorable ministre de l'hydraulique et de l'assainissement à côté de ñenn ñi nga xam ni ci SN2 ak yooyu en tout cas ces personnes ressortissants et chef de village de Daara dégg ngeen li mu jukki ci problème mu ndox waaw vraiment bokkul ci li nga xam ni mooy développement durable parce que mooy ponk yu jiitu yi maa ngi ciy jaar mbokk yi am di jàmm yi di rappeler ni chef de village de Daara Babacar Niang la jàkkaarlool mu ànd ak Aminata Fall moom elle est la représentante des femmes de Daara di leen dalal jàmm ngeen jukki fi ay mbir yoo xam ni daal fa tabarakallahu ay tolof-tolof la ñi ngi leen di ñaanal nag buur bi yàlla teggi tolof-tolof yi parce que dina bokk ci diine nga am ndox dina bokk itam ci dund gu baax nga am ndox waaye njiitu réew mi li mu yëkkati il faut nga am ndox pour ngeen tontu ci te bëgg ngeen ci tontu am naa ci yaakaar fan ngeen bëgg jële mbay mi yóbbu ko feneen ci possibilité bon xam nga nun mbay rek la ñu xam vraiment mbay rek la ñu xam dëkk la ba nga xam ne bii mbay rek la cosaanoo suñuy maam ak suñuy mamaati maam yëpp mbay la ñoo topp te li leen indi fii moo di mbay dañu doon dox di toppi ndox pour bay si fii ñu nekk léegi mais bu fekkee ne par exemple dem nañu ba perdre source ba nga xam ne bii moo leen doon jox importance su mbay muy ndox bon de là-bas bon dara desewu leen lu dul ñu croiser les bras mais xam nga nag ça sera très difficile pour nga nekk ci sa réew nekk ci sa gox man sa métier bu baax a baax am la nga xam ne day xoolal moo la ci daan jox développement mu arrêté bon lancer appel partout fu nga war a dem nga fa pour vraiment ñu sànni la ñu gestu la pour nga mën a développer sa activité bi nga xam ni moo lay dundal mooy dundal réew mi mooy dundal lépp la nga xam ni waaw ti président de la république lancé na ko xam nga bon suñuy autorité du département bon amu fa ku fa réere mbir ni Daara c'est des agriculteurs ñoom ñëpp xam nañu ko ñoom ñëpp xam nañu aussi ni Daara ce n'est pas parmi les villages yi nga xam ni daañu semi pagaille bokkuñu ci dëkk yi nga xam ni daañu jóg di coow en fait semi pagaille mooy lan amul boo amee loo manqué nga bokk ci réew waaw réew moo xam ni justice sociale am na fa ak démocratie bonne gouvernance war nga yëkkati ni nga xam ni moom mooy sa tolof-tolof waaw anam bi la ñuy wax ne waaw ci anam bi ñu ko yëkkatee maanaam comme ay manifestation comme ay n'importe quoi xam nga de là-bas bu fekkee ni da ngay dem ba di manifester sax bon conditions yi joxuñu la parce que c'est très difficile la route est mauvaise ça c'est première fois et puis les moyens de transport sont minimes mais lii la ñëw ci waxukaay yi xam nga ci lii yëpp bu mel ni yëpp xoolal ñu ngi koy accompagner daal falloir nga ñëw ci place bi nga xam ne bi moom nga war a jokkoo ak tout le monde pour wax leen vraiment ni leen xoolal même bu fekkee ni yuuxu war na jib foofu yuuxu war na fa jub kay parce que c'est dafa métti ñàkk ndox yow pare nga bu poste de santé pour dem faji mbokki Daara pare nga amuma benn problème mu fa nekkee mooy li ma gën a lan moo tax demoo dañ fa amul poste de santé bu ñuy liggéey poste de santé amul fa amoon nañu fa mais nag tabaxoon nañu ko mais bi ñu ko indi bi ñu fa indi mooy ne conditions yi fa nekkee doo fa mën toog on n'a pas pu trouver quelqu'un nga xam ne ci xoolal dana parce que yow bu fekkee ne yow ci dëkk ba nga bokk sax di fa juddoo di fa yeewoo yow da nga naan bay sa jardin carotte ki sa gannaaw kër soo jàngalee sax ba wàcc ñëw buddi say carotte dem gratter say doom sax jox leen ñu lekk wala nga defal leen crudité wala dara mais bu fekkee ni yow boo xëyee suba dem liggéey xamoo da ngay liggéey xamoo da ngay seet say xale xamoo da ngay wuti ndox xamagoo ban nga cey def loolu mooy seen problème jigéen yi fa nekk dañoo yuuxu ba sonn di parce que xale yu jigéen yi keroog dama leen wax yéen de bu ngeen defee planique am ngeen ci droit ndax amu leen fu ngeen wasine planning familial waaw ñàkk foo Amadji de son déplacement a accueilli pour sage-femme bu lay obligé nga dem Kër Massène wala nga dem Rosso 45 kilomètres aywa 45 kilomètres xam nga ñooñu sonn nañ léegi boo dee ndaw nag toll ci mbiru njur ak yooyu day metti ci yow léegi tu es obligé boo ëmbee da ngay obligé toog Nouakchott ba bala nga am doom soo ëmbee Rosso da ngaa toog Rosso ba bala nga am doom jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di ziara seen télévision Al Mauritania
jamono yi ñuy nuyu kilifa googu di Moussa Diop di ko jox cër bu baax a baax di jaal mbokki Rosso yëpp mama xuri wallaay wallaay di ko jaale sa bopp di ko jaale wallaay ñu ngi koy jaal mbokki réew mi yëpp rawatina ak ki nga xam ni moom mooy Aminata Ndiaye di ko ziara qui dit pour s'informer de visu de l'état des citoyens impactés par les gis nga élément boobu di rëcc noonu mi ngi ci ndox diluviennes. Le président de la République Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani a visité la ferme agricole de Dar es Salaam relevant de la commune de Ganki. Il a montré la voie. moom mooy jiw noonu jiitu réew mi sëgg di jiw gis nga wante daf ci am benn image boo xam ni ndox mi ak ni mu mel ndox mi ak couleur am ak li mu mel yow mi def santé lan la mën indi ci tolof lan la mën indil njaboot bi mën na indi lu bari ci mën na indi tolof yu bari ci xale yi surtout parce que bu ñu xuusee ci ndox mi pepp ndox bu dal seen fii jaarale leen jox ak vomissement mën na leen déshydraté ba ñu jeex tàkk te baaxul ci ñoom waaw ni ñuy duggee ci biir ndox mi dafay tàngal seen yaram seen température mën a dem ba 39 mbaa 40 degré te kooku fièvre bu bon la loolu leen mën a feebar bu bon la ak paludisme da nga ko fàtte pal yi dana ko indi mais am na feebar yu nga xam ne sax léegi noo ngi jànkatoo ñoom ñoo gën a grave pal yi xamuñu sax lu ñu leen di tuddee oui sur le plan sanitaire mais yan mais noo ngi am fii ay xale yu nga xam ne dañu am jaare buy persister chroniquement am na xale yu nga xam ne dañuy am vomissement pendant 2 semaines 3 semaines te daf ñu jaaxal parce que jaare normalement bu amee 48 heures dafa war soulager wu on a tout fait non fii yore ay xale yi malnutrition si crénance bi mi ngi fees del malnutrition laay liggéey maa ngi ci xale yi salle bi ma bàyyi léegi am na 8 xale de 0 à 5 ans de 0 à 5 ans mataguñ sax 5 ans de 4 ans de 2 ans de 5 ans 4 ans gën a mag des enfants de 2 ans ñàkk lekk gu sell ak ñàkk lu ñu lekk parce que malnutrition la première cause c'est la pauvreté parce que xale bi bu fekkee mënoo ko defal lu yokk alimentation donc da ngay gis dans certaines familles ici ñun bi ñuy def sensibilisation dugg nañu ci ay kër yu nga xam ne benn repas la ñuy am par jour da ngay fekk 6 enfants tëdd di nelaw ci xayma bi seen papa kese dem liggéey wala seen yaay kese dem liggéey xale yi noonu la ñuy nelawee ba seen yaay ñëwaat ñu doom di lekkaat dara kooku mooy maladie bi gën a grave est-ce que chef de village waaw léegi nag nuy ñaan rek ki nga xam ne ki moo nu yore ñun ñëpp te ginnaaw yàlla moom moo nekk ci yëpp mu jéem dimbali nit ñi rek dimbali population xam ne population bu doy waar la am bu néew doole bu amul dara da ngay gis kër gu nga xam ne juróom-ñaari nit la kenn ciy liggéey gis jeunesse bi nga xam ne ñu ngi jàng ba yore seen i diplôme suñuy doom yaa ngi fii amuñu fenn fu ñu liggéey te am nañu seen bac am nañu seen i brevet ñu ngi fii ci kër yi tëdd amuñu lu ñuy def ñeneen ngi def garde sécurité ñeneen ngi bañuñu dara daal ndax boo amee jom tu es obligé nga def n'importe quoi parce que da ngay bañ sa nawle yeb la mën nga dem manœuvre mën nga dem jàngi maçon mën nga def lu nekk pour bëgg rek loo indi sa yaay dimbali combat say rak mënoo toog di leen seetaan nuy ñaan nag gouvernement bi mu tàllal ñu loxo tuuti seet suñu xale yi vraiment bëgg ñu am liggéey jëriñu parce que ñun nooy seeni yaay te bientôt à la retraite ndax déjà ko am 45 ans amatoo looy def fii moom nañu sant yàlla chef de village tolof yi dégg nga ko soxna si jukki waaw dégg naa ko tey bu nguur wala kuréel bëggoon jóg tey pour dimbali leen fan lay jaar fan nga ko bëggee au juste d'abord comme ni ma commencé woon sànq rek ci problème mu ndox surtout parce que bu fekkee ni par exemple delloo si nañu sax suñu bara bi ñu amoon muy góob bon am na yu bëree yi nga xam ne mais lan moo ko dagg ñoom waa département bi wala waa ñi doon defar aftu c'est-à-dire duñ ci amoon benn programme ni duñ koy canaliser pour ñu mën bay pour ñu mën a am jën pour ñu mën a am tout ça et depuis 3 ans ça n'a pas pu exister xam nga nit mënu toog 3 ans tina am xam nga bu ñu daan commencé par problème mu ndox wala ñu delloo si guppa gi sax surtout moo di sunu mébét bi gën a important bras bi nga xam ne bi moo doon dox ci kanamu daara ñu delloo si ko ci su ko defee ñun problème mu aftu daañu ko bàyyi complètement parce que daañu dem suñu système bi ñu doon naane depuis 121 ans te demuñu ci aftu tranquille amuñu benn problème daañu am suñu jën bon suñu bàyyi ma daañu lekk ba daañu am ndox bu baax pour suñu tool yi daañu naan
xam nga mais bu ñu fekkee bravo bu ñu ko coupé rek du ñu coupé activité mais yëpp yi da nga nga xam bëgg a wax chef de village kon actuellement nii daara benn jeune desatu parewul jeunes yi fa def parce que la majeure partie dañoo dem exode defuñu fa dara dañu migré ji feneen waaw parce que tool yi moo fa daan bàyyi nit yi il faut tool yi nekk en action pour xale yi mën a toog mag yi toog jigéen yi sax dañoo toog parce que dañuy liggéey ci mbir yooyu mais bu fekkee ne activité boobu amatul bon ñëpp benn famille mënuñu toog ñëpp dans le même village parce que il faut mu am ñu dem wuti pour sauver ñi fa nekk au moins dëgg la xam nga bu fekkee ne par exemple benn activité am fa ba nga xam ne bii mën a jàppale jeunes sur place bon exode dafa leen di yomb lool en tout cas am na phénomène boo xam ni combat la itam ci développement la bokk ñu fexe ba ajitu tànk yi toog seen localité yi voilà ku yeewu rek mën a liggéey fi nga ne oui bu fekkoon ni école ba mi ngi jàng lu xew ci école bi yaa ngi dugg ci problème mu éducation amuñu enseignant yu leen jàngal ci école ba parce que benn enseignant boo affecté daara mun la du ma fa dem amul am ndox na école waaw am na école koo ni kaay ñu affecté la daara muy du ma fa dem ndax amul ndox waaye dëkk bu amul ndox kenn nangu fa dem léegi xale ya fa nekkoon dañ leen roñ indi leen noos di leen fi jàngal xam naa loolu yëpp day delloo si ci day delloo ci phénomène ñàkk ndox mi rek ñàkk ndox mi parce que képp ku nga xam ne sa papa nga fa toog di jàng buñ fa indee enseignant ba dina am ndox dina am na fuñ ko logé am na yëpp am na tout ce qu'il faut bu amee ndox dana xam ne dëkk bi am na ndox mën na fi toog ay bu dul sax sa mbokk jàmbur buy jàngale rek liggéeyam lay def dafay jàngale comme nañu fa jàngee woon parce que nu ñuy jàng nañu village ba balaa ñuy ñëw Rosso yéen Rosso nga daara ngeen jàng waaw ba ñëw Rosso fa la ñu jàngee collège ak lycée mais à part loolu jàngoon nañu foofu dafa amoon ay enseignants yi fa daan dëkk nekk fa tout été bi mosuñu def dara daal bu vacances jotee ñu dem seen yoon bu école ñëwee ñu ñëw jàngale seen jàng mais actuellement yoon même bu tawee nii enseignant bu war dem daara daa toog 2 mois après l'ouverture doo am foo jaar ba dem aywa daara moom dafa nekk dëkk bu nga xam ne rek dafa enclavé ñu tànc ka ci benn ruq rek mu toog fa waaw enclavement boobu nag ak ndox loolu mooy suñu problème principal mooy enclavement bi ak ñàkk ndox mi ñàkk ndox moom kenn mënu koo supporter ndax almaa ul xayaat ko amul ndox doo dund dëgg la mbokk yi ñu ziar leen di leen ñaanal jàmm jamono yi fukki waxtu ak benn toftal li nga xam ni mooy fanweeri simili ak juróom-ñett di leen ziara ñu ànd ak le chef de village de Daara kilifa gi nga xam ni moom moo toogal waa Daara fii ci Sen Télévision Al Mauritania ñu jox leen cër di leen ziara bu baax a baax ñoo ngi nuyu Tabara Mbool Gaye di ko ziara fa tabarakallahu kooku damay taxaw ci moom tuuti ndaxte ya rahmatullahi taala alayhi tañ mbooj réew mi yëpp xam nañ ko mu jukki ci ndoorteel li jëm ci fànnu jokkalante ci waxukaay bi di rajo Mauritanie waaye itam mu amoon jógteef ci fànnu tàggat yaram ak lépp li nga xam ni mooy saafonteeg mbokk yi nekkul koo xam ni dañ koy présenté réew mi ndaxte keroog bi nga xamee ni ab soxla ci xarañteef ci fànnu ressources humaines wala sax ci yenn taxawaay yi tañ mbooj ya rahmatullahi taala alayhi bokk na ci kenn koo xam ni am na fu ñu gungee réew mi ànd ak réew mi ba tey jii ñu egg fenn tey jii nag mu tombeek li nga xam ni moom mooy anniversaire am ñu koy ñaanal buur bi yàlla di ñaanal njabootam di ñaanal soxnaam itam bi nga xam ni tey jii bokk na ci jigéenu waalo yu ñu ràññee di madame Tabara Mbool Gaye di ko ziara di nuyu Fat Gaye Mbool ak ñoom Marème ñoom ñëpp fa tabarakallahu mi ngi may fàttali suñu waajur Mbool Gaye Ibrahima Gaye Mbool nekkoon fii ci rajo Mauritanie ñu nekk ay mbindeef yoo xam ni fa tabarakallahu tey jii ñu ngi leen di ñaanal yàlla waaye ñu ngi sant yàlla ba seen njaboot lépp loo xam ni moo doon seen jogteef ñu ngi ko continuer di def di leen ñaanal buur bi yàlla suuf sedd seen kaw waaye mu xaara leen aljana firdaws bi jaayal Mustafa al Karim Seydina Muhammad Rosso en avant di kuréel bu am solo bu juddu ñu ngi rafetlu topp gi ñu topp lu doyen Moussa Idrissa Wade bokk ci waa kër Mohamed Abdel Wahab di shérif borom maamu shérif boobu bokk di njaboot ci El Hadj Idrissa Wade di taaw ñi ngi nuyu mbokki kër ga Saïd Abdelaziz ibn Ababacar Sadiq Mbay Wade
ak bàjjan Ndewa ba fa nekk rawatina ak bàjjan Astu Wadd ñu ziar leen bu baax a baax mbokki Rosso Tunduwaalo yi kenn fàttewu leen ñu ngi leen di ziar di leen masawu coono ci nawet bi ndax soxna si jaar na si ndox mi fu mu taa tolof yu muy indi xale yi sax ñu ngi daw di dugg ci ndox mi foog ni ci dex la ñu nekk ak yenn ci tolof yi paludisme bi ak jógteef yi lekk gu jaaduwul parce que boo nekkee ci ndox yu mel noonu sa lekk du mën sell donc ay jafe-jafe la ñu ngi ciy alerter le ministre de la santé ngir ñu prévenir yenn yi waaw ci jógteef yi mu am solo loolu chef de village ci yow la ñuy dellu si tey ban appel ngay lancé par rapport ak tolof yi ngeen am ndox bokk ci nekk ci lu jiitu vraiment xam nga noo ngi lancé un appel mais di yëgal njiitu réew mi surtout lu ñu koy parce que léegi xoolal moom rek moo di point bi nga xam ne bi moom la parce que autorité du département yëpp jaar nañu ci ñoom léegi du ñu yëgal njiitu réew mi ni ko am na benn localité bu ñuy wax Daara Gànnaar ci 12 kilomètres du département de Keur Massène fa nga xam ne bii ci lieu bi ñu nekk am nañu fa 121 ans ñi ngi souffrir vraiment ci yi nga xam ne xoolal moom lay cité comme problème mu ndox par exemple ils n'ont pas d'eau ils n'ont pas d'électricité et sont enclavés ñàkk ndox waaw ñàkk courant waaw ñàkk yoon ñàkk poste de santé ti poto yi nga xam ne ñoo continuer jëm côté ñi ngi jaar même pas à 1 kilomètre du village il suffit de jël un transformateur wala seen technique bi ñëw maanaam pour dugg ci biir dëkk bi et nous sommes prêts pour tout ça pare ngeen pour accompagner bien sûr travaux yi nga xam ni yéen xam nga ci di lancer appel sama mbokki waalo yi. y a les ressortissants aussi. les ressortissants du village bon am ngeen ay mandarga ay ressortissants yi nga xam ni. ñu ngi suturlu feneen. waaw ressortissants yu mag yi nga xam ni xoolal bon ñu ngi def ay jéego ñoom itam yu rëy ci problème boobu pour résoudre ko bon mais ki nga xam ni kii moo nu gouverner ñun ñëpp ki nga xam ni kii moo nu jiite ñun ñëpp ñoo ngi koy lancer appel pour mu bàyyi mu xel pour mu vraiment. bon bàyyi xel ci li nga xam ne di xoolal moo di sunu ay mébét yi nga xam ni mooy développer vraiment dëkk bi pour mën a éviter exode rural pour mën a éviter bon ndóol gu rëy gi ci biir dëkk bi parce que dëkk ba nga xam ne bii mbay la cosaanoo mbay la xam nappa la xam élevage la xam bu amul ndox yooyu yëpp dee na. mais yéen a ngi duggoon ci lu mel na ay bés yu ngeen jagleel cosaan ak aada. ngeen koy def at bu jot. def ngeen ko ren. def nañu ko ren. lan la exactement moo nekk ci biir. présence de Maodo Gueye. Maodo kilifa Maodo nga fa woon. Maodo moo doon jël kii yooyu. kii yaa ngi ma amee woon fii sax. am na ay nataal yoo yor. waaw ay par exemple seen ay way yooyu. mais lan mooy jógtee fii au juste. loolu laa bëgg a xam jógtee fii lan ngeen ci jógtee. jógtee fii pour dekkal cosaanu lu tax ngeen koy def ak kañ la door. pour prouver que ni bon xoolal ñun lii ñuy def. ak activités yi nga xam ni ñu ngi ci yëngatu mooy activités yi nga xam ni moom la dëkk bi cosaanoo lii lu ñu xam lii lu ñuy yëngatu lii moo di vraiment li nga xam ne lii moom la ñuy développé dëkk bi. xam nga. muy lan mooy par exemple comme aada ak cosaan li nga xam ne ni mënuñu leen def ci cosaan. moomeel yi itam. waaw moomeelu aada ak cosaan. voilà loolu mënuñu ko bàyyi parce que cosaanu dëkk bi la. bon par exemple ak li jëm ci mbay li jëm ci par exemple ay. aada yi nga xam ni daal moom la wala yi daan cosaanoo ci bu njëkk ñun loolu yëpp ñu ngi ci ñu koy jàpp ba tey di ko malgré tout yéen a ngi amal dégg nga ay bés yooyu voilà ti ba tey taxul nga xam ni xoolal duñu coupé wu directement ci li nga xam ne di xoolal moom la développement bi indi ce qui veut dire que ni boo xoolal noo ngi ci diggante bi daal li fi maam bàyyi woon noo ngi ci topp li nga xam ne di xoolal moom la développement bi indi noo ngi koy topp de notre façon xam nga ba tax na bon c'est un village très 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 important et surtout à respecter parce que daara boo ko déggee mooy place bu nga xam ne bii place su jàngale la place su yooyu daara elma la place su aada la place su yooyu yëpp ñu fa xam-xam place su xam-xam voilà ti bon par exemple am na mbir yu bëree bëri yi nga xam ni xoolal ña nga fa bon secrètement biir dëkk bi ña nga fa am na ay ngëneel daal ña nga fa ngëneel yaa nga fa moom ngëneel yi moom ña nga fa am na ay ngëneel waaw parce que tey boo nee Singiti tey sa xel lu muy njëkk a dem mooy alquranul karim waaw foofu daara dëkku savoir la dëkk bu village bu nga xam ne jigéen ñi góor ñëpp daan jàng alxuraan est-ce que ñëpp jàng alxuraan dañu naan toog paa yi bu ñu jógee tool yi amatuñu liggéey lu muy jàngale alxuraan léegi dañu obligé di fay kuy jàngal xale yi alxuraan
fu ne yaa ngi daw di wuti loo lekk. maa ngi fonk seen benn doom ku ñuy wax Moussa Sarr Moussa Sarr sama doom waxeet gis nga exemple mbindeef la boo xam ni soxla nañ leen ci réew mi. wallaahi waaw ñu ngi koy nuyu grand frère di la rendre hommage bu baax a baax. sa tàntaa ngi lay nuyu de passage. jogtee fi ràññeeku na dañuy am mbégte ci jogteefam ak di wax ci moom itam. wallaahi ñu ngi koy rafetlu grand mënuma sore ci yow. dëgg la parce que nit ki soo loo ko xam-xam ay mbokkam gën la ko xam. ay mbokkam mënuma parce que toog man ak mi seen toog bopp ndeyam la ndax maag yaayam noo bokk ndey. kii doomu nijaayam ndax papaam ak yaayu kii ñoo bokk ndey ak baay. kon ay mbokkam kese fi vocabulaire ci moom. waaw mu nga xam ne bii xoolal bon bu ñu ko doon wax tey. ku ne am nga koo tiitaru. voilà te sama morom la jàngale nañu ci jàngu papaam te am na lu bari lu muy jàngal ci ñun te soutien famille daal yal na fi yàlla bàyyi at yu bare bare ci barke ku baax la yal na fi yàlla bàyyi at yu bare bare ci barke Seydina tabarakallahu yàlla baax xam na yoon wi daal xam nga xam sa réew xam yoon wi respecté ñëpp wallaahi foofu laay nuyoo doyen El Hadj Gueye ak le grand Taban di ko ziara bu baax a baax grand frère El Hadj Gueye itam ñoom El Hadj Gueye ku baax la à côté mosoon na ñëw jàngi daara benn gàmmu daara bu sëñ Abdou doon ñëw ñu nag moom ñoo ànd fii dem si yàlla ji Pape Demba Fall ndeysaan wallaahi ñëpp xoolal waaw mooy ñoom tañ mbooj yi nga xam ne tey ji ñu ngi koy fàttaliku xam nañu daara bu baax parce que boo déggee woyu cosaan yi nga daara daan woy kan si Pape Demba woy même voyage yi ñu ngi doon woy cosaan foofu yi nga xam ne am nañu enregistrement bi ak yooyu. ah oui c'est bien Maodo mi ngi koy delloo si. Maodo mi ngi koy delloo si ñu war ko topp. ndax woy cosaan ba garak aussi. gis nga buñ la tegalee tey li nga xam ni mooy génn garak. dafay neex ci xol et puis dana dundal yenn ci taxawaay yi mu am solo. ñi ngi ñaan yàlla mbokki gox-goxaat yi parce que itam bi ñu dégloo jogteefu réew mi ca Wadaan njiitu réew mi jukki ci lu toll na. nañu sàmm moomeel yi cosaan ak aada ñu jublu ci parce que culture fu mu mën yóbbu réew dafa jéggi dayo il faut te réew mi nag ñu sant yàlla boo fi wut culture da nga ko fiy fekk boo fi wut xam-xam da nga ko fiy fekk ñu ngi rendre hommage ñëpp fa tabarakallahu di leen ziara mais kilifa gi chef de village fukki waxtu ak benn moo ñu dese am na yoo xam ni bëgg nga ci jaar te laajuma la ko lan la exactement bala ñuy ñëw ci aju soxna yi nga xam ni ñoom ñoo yore xam nga man li may gën a appuyer ci samay wax moo di vraiment li nga xam ne lii mooy développer sama dëkk parce que bu doon sama sagoo tey sama dëkk bu gënul ci dëkk yi soxna si chef de village am na problème chef de village bopp bi ubbu na chef de village am na mi problème ngi taxaw ci ndox mi rek waaw parce que dañ koy bul dugg moom nañ ko parce que ay réaction am laay xool nii ñàkk ndox rek waaw am na bopp bi tëj na te jaaduwul ci chef de village xam nga par exemple Babacar Niang naka ban je suis le 4e chef du village yaa ñeenteelu chef du village ci sama waa bi rek lañu ce qui veut dire que ni boo xoolal bu fekkoon ni par exemple mënuñu tëdd daara rendunu pour seen problème réglé wu daañu ko def lépp la nga xam ne lii xoolal daf leen di jëmale kanam wala lépp la nga xam ne lii dafay développer seen vie nun ci loolu lu ñuy mébét jaaral nañu ñu bàyyi suñu soxla yëpp jaaral nañu ñu bàyyi suñu dund nun personnel pour vraiment li nga xam ne lii mooy résoudre seen problème bon benn loxo nag du tàccu parce que ñu dellu si di daara suñu daaral ñun ñëpp kii dafa war jàpp fii kii jàpp fee kii jàpp fee ñun ñëpp du jàppandoo pour mën a vraiment trouver la force bi nga xam ne bii dana lu mën a eggale fu ñuy egg xam nga ki man taxani ki man bay ki man sàmmi bon su ko defee développement bi gën a riche tey gën a yomb waaw ñu àndandoo ñun ñëpp nag lancer appel président de la république pour vraiment ni ko ñun ay doomi dëkk bi ti almuwaatinu huwa ana wa anta wallahi wa raa'il ghanam wa sayyaad li kulli minna xuquuq wa ala kulli minna waajibaat tijaa haadal watan dégg nga su ko defee ñëpp xoolal dañu war a jàppoo nekk benn bon li nga xam ne lii moo di développé bu ma ko gisee man ma war ko def dama koy def sans pour autant ma xaar ki nga xam ne kii moom nañu ko yaakaare su ko defee xoolal waaye yan bi day woyof ci ñëpp dëgg la yan bi day woyof ci ñëpp te ñu bàyyi xel ci suñuy mag yi suñuy papa yi bon pour vraiment xam ni xoolal mënuñu leen écarter parce que ñoo na ëpp expérience ci mbir mi waaw su ko defee ñu leen talal loxo di leen ñaan parce que fi nga xam ne fii mënuñu fa dem ñun ñoo fay dem mais li nga xam ne lii ñun mënuñu ko wax ñoom ñoo ko war a wax ñoom ñoo ko war a wax waaw
su ko defee bon développement bi dana gën a yomb ci ñun yomb ci ñoom bon ñu dund ci tranquillité ak vraiment ci espoir de vivre voilà développer espoir de développement parce que dafa am solo yu bare yi ngeen fi yëkkati dafa dem ci àq ak yelleefu doomu aadama ndaxte booy étaler li nga xam ni mooy jogteefu développement durable du tey rek ngay développer mu yam fa da ngay xalaat di indi ay gis-gis yoo xam ni wala ay jogteef yoo xam ni sunu seen sëtaat yi wallaahi mën nañ ko fa fekk te loolu vraiment ngeen wax fi waxu ndox wax fi waxu wér-di-yaram wax fi waxu yoon te béréb mënul développer sans ñett yooyu mu am solo jogteefu aju soxna yi ak tolof yi ak loo xam ni itam bëgg nga ko tontu wallaahi dañuy ñaan yàlla rek yàlla oyofal yan bi ci moom te ñuy appeler jeunesse bi ni ñuy jàppale ko rek parce que jeune te buñ ko bàyyeeg boppam ndax ku nekk bëgg nga ku la épaulé booy defi dara ñoom ñëpp ku nekk def ki sa loxo ñu dem parce que ñëpp war a jóg taxaw ku ne def ki sa loxo ndax yan bi mën a oyof ndax kenn mënu ko yeno ndax ñun baat bi ñu fiy waxal ñun ñëpp lañ leen di waxal ndax man xëy na dëkkuma fa mais bu jaroon tey dee damay dee ànd ak ñoom ndax man ñaan naa yàlla ni su ma retraité dem sama village je suis fière parce que je suis d'une famille très pauvre mais très noble aussi waaw la noblesse ne se lâche pas jeex na sa lâche pas noonu la lu mun ci am loolu la même bu fekkee ne amuñu dara tamit am nañu ngor ak jëf ak jom te damay ànd ak ñoom si jom jooj ba balaa ñuy dee par kenn waaw parce que ay bañkat la dañuy bañ toujours te dañu bëgg toujours lu avancé village boobu mu jëm kanam village bu ndaw la mais dafa rëy ci nu rëy bu nga xam ni presque man dëkk village ma gënal dëkk Nouakchott mais boo yeewoo ci village bi xalaat togg añ suturlu nooy def su ma yeewoo ci village bi comme tey exactement su ma yeewoo tey ci village xalaat togg añ tudd dama daan toog ñu jóge ci dex gi indi jën yi ma jënd jën yi da nga daan waaw nekkatu fa parce que léegi jën buñ ko indee di la ko jaay di nga lay jaay kilo 2000 comme li ngay jënde Nouakchott moom ngay jënd village comparé nu village bu nga xam ne moom Nouakchott yam te liggéeyoo dara bëgg a xëy suba jënd kilo jën ñaari junne mbaa ñaari junne juróomi téeméer pour toggal ko say njaboot programme mu Taazour egsi na foofu Taazour jaar na fa waaw am ngeen ci xéewal yi Taazour jaar na fa bon am nay famille yi nga xam ni ñoo xoolal bénéfice nañu ci mbir moomu bon c'est très bien on l'a ça mais xam nga duñu ko doyluwuñu ko parce que position dëkk bi géographiquement moo doy waar xam nga bon de là-bas foofu boo fa daan beneen anam lañ leen war dimbalee daal daan joxe loxo da ngaa joxe loxo bu baax da ngay talal sa loxo yëpp xam nga su ko defee bon ñëpp daañu si yëg teen bopp dañ ko kofoon de nañ ko delloo waaw dañ ko delloo dañ ko kofoon de waaw dañ ko këfoon dañ ko këf ci yow delloo nañ la waaw parce que bu fekkee ni ñu ngi toog Taazour bi mu ñëwee dëgg la am nay famille yu ci bénéficié mais kooku du bénéfice bu nga xam ni moom la ñu soxla daal ñoom vraiment au vrai sens du priorité parce que ñun dañu bëgg que lay tàllal loxo fekk ku nga xam ne ki mën na la jëriñ lu nga xam ne moom ngay jooytu mu faral la benn rangooñ dasi moins bu la defoon bu ñu amoon ku ñu jàppale ci enclavement bi ñu ne am na yoon de waaye ñu toog di xaar ñu indi ndox mi ñu ne am na yoon de bu yàggee ñu xalaat ni daañu indi hôpital bi daañu ko ubbi am ku ñu fi indi ndax fu am yoon am ku fa jëm waaye fu amul yoon moom nga xam ne da ngay yow mi nga xam ne fa nga dëkk ak lu métti da ngay jaar pour dem fa même da ngay xuus yëkkati sa yére di xuus ba bala ngaa jàll difficilement léegi nag ñi nga xam ne dëkkuñu fa dañ naan man de village boobu kenn du ma fa affecté ndax village boobu bàyyi ma foofu du ma fa dem ndax foofu amul ndox de waaw dëgg la parce que man mii fu ñëwee boo fa amul ndox neexuma même su ma ci amulee pexe ba dem fa neexuma parce que kuy dem da ngay dem fa am ndox parce que ndox mooy sa dund ci ndox nga mën dund waaw ndax soo amee ndox soo xëyee suba teel nekk village yow ak situation bi ñuy dund léegi ak crise bi yaa nga xëy toog village amoo dara bay amoo liggéey amoo jën amoo dara lu nekk da ngay dem jëndi ko kuy liggéey kii di xam mensualité bu nekk dana am sax juróomi dërëm même bu barewul dina am juróomi dërëm bu nga xam ne moom la jàppee boppam ak ki nga xam ne ma nga toog fee yaakaar ki nekk fii pour mu yónnee ko dan leen dem dafay metti waaw dañuy ñaan yàlla nag mi nga xam ne moo indi crise bi yàlla nañu ko teggil allahumma amin teggil ko ci barke Seydina Mohamed teggil nu ko te góor gi mi nga xam ne mooy sunu tànk di sunu loxo di dem ndax moom village la yore moom mooy doxal village yàlla na ko yàlla oyofal yéen allahumma amin yàlla na ko yàlla oyofal ba lépp lu mu yóotu mu def ko ci barke Seydina Mohamed yàlla mën na ko defal allahumma amin chef de village tàggool tëj mbir mi fa tabarakallahu parce que kuy dugg ci dëkk ñun suñu maam yi ak lu ñu xam da nga naan jaar leen ca chef de village ñu ngi ciy nuyu nag chef de village yu tund waalo yëpp ndax ñu am solo lañu wallaahi gis nga bare na programme yoo xam ni nguur gi daf koy tàllal ci gox-goxaat yi ñoom ñu ciy jouer ay rôle yu am solo parce que dafa mel ni bu ñuy tànn ñi nga xam ni ñoo ndóol dañ leen di bàyyeeg mbir mi
yéen a dëkk ak ñoom yéen a xam ñi néew doole. waaw yéenay xoolal seen bopp. loolu rafetlu nañ ko ci seen mandarga yéen. ak jógteef bi nga jógte nii mu am solo lool wax nga fi léegi ni buggu leen di jóg yenn jógteef yi waaye jaar ci waxukaay yi. li nga xam ni c'est des formes pacifiques ngir ngeen wax li nga xam ni mooy seen tolof-tolof dañ ko taamu te mu jaadu ci biir loolu dañ lay wax di la remercier ci disponibilité di ñaanal chef de village yi ci gox-goxaat yi c'est des chefs coutumiers. di leen bége bu baax a baax ngeen am cër tëjal nga tàggoo boo ci mënee dugal li nga xam ni da nga ko bëggoon wax te wallahi maa ngi gërëm surtout télévision Mauritanie ci opportunité bi di gërëm Ibrahima Idrissa Wade vraiment comme nu ñu koy considéré comme doomu daara sax parce que vraiment xoolal li nga xam ne di xoolal moom moo di suñu ay mébét moo di suñu ay gàllankoor moom mi ngi ciy wax saa fu mu mënti toll bon dellu di gërëm waa daara yëpp di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal njaboot ki yëpp te di leen yëgal ni bon vraiment xoolal man fii ma jaar di wax kenn mën na fa jaar di wax kenn mën na fa jaar di wax parce que lépp li nga xam ne di xoolal moo di sunu mébét moo di li jëmale dëkk bi kanam moo di li nga xam ne di xoolal moom la ñuy développé ñoo ngi leen di ñaanal ñëpp góor gi bon doomu dëkk bi la rek bon mais duñu ko chargé de certaines responsabilités yi nga xam ni waat na ko toog gënu leen day gënu leen bàyyi yéen ñëpp benn ngeen dëgg la bon ci benn gox ngeen jógee li nga xam ne nii day yàq ñun ñëpp ñu bàyyi ko li nga xam ne nii day defar ñun ñëpp ñu jublu ci kenn gënul kenn bon maa ngi respecté jeunesse bi di leen nuyu bu baax a baax di respecté jigéen yi di leen nuyu bu baax a baax di nuyu ñëpp di leen talal loxo fu ñu mën ci toll pour vraiment xoolal ñu jàppoo nekk benn pour mën a développer bon li nga xam ne nii moo nekk ci suñu biir comme ay catastrophe ak ay gàllankoor jërëjëf waaw salaamaaleykum wa rahmatullah un appel de solidarité ak li nga xam ni moo jëm ci cohésion ñu taamu ci cohésion sociale bu am solo dañ ko ràññee ci tund waalo yi di leen bége yàlla na leen buur bi yàlla may jàmm ci réew mi bépp doomaanu réew mi nga xam ni yaa ngi am jógteef ngir yóbbu sa réew wala sa gox wala sax biir kër gi nga dëkk ngir yóbbu ko ci kanam yàlla na ko buur bi yàlla antul bi jaayal Mustafa al Karim Seydina Muhammad xaari baalu ñu am ci mbind mi bind yooyu ci suuf moom ngeen moo ci ne di ko bége taxman itam ca régie di ko nuyu bu baax a baax Mouhamed Tra à la réalisation bokk na ci Abdoulaye Mahfour ca ingeste ñu jox leen cër moo ñuy jottali image yi nga xam ni njiitu réew mi taxawee na ko ca Gorgol rawatina ak ca Kahedi Sidi Mouhamed ci wàllu al sout moo yore le son bokk na ci caméraman Mouhamed Hamdel Havet di ko bége bu baax a baax jox leen cër góor gi Ñang Babacar moom laa jàkkaarloon le chef de village de Daara mu feggoog doomu ndeyam ki nga xam ni mooy Aminta Fall elle a représenté toutes les femmes di Waalo vraiment rawatina ak jigéenu Daara yi ñu jox leen cër mbokk yi am di jàmm yi àllarba bii di ñëw incha allahu rabbi ci kàttanu yàlla di rafetlu teewlu bi ngeen di teewlu seen émission pencum askan wi ak programme télévision Al Mauritania télévision bu leen gën jóge fukki waxtu ak benn toftal juróom fukki simili ak juróom-ñeent benn simili ñu tàggoo di leen ñaanal jàmm yàlla na buur bi yàlla indi jàmm ci réew mi ab déggoo wuute yi fi ne yàlla na nangu am ndax moom la buur bi yàlla wax ñi ngi koy jaajëfal Maulana ak yenente bu tedd bi Muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi am di jàmm yi jàmm ci réew mi ci Afrique ak ci àddina bi bi jaayil Mustafa al Karim assalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh